voilà très bien mbokk ak xarit ñi seetaan ci Actu Thiès TV tey ñu ngi fii ci quartier Fayu wax fi amal benn reportage bu ndaw ci lu jëm ci wàllu étude ak développement mais également le leadership parce que tey dañu toog ak le président Tanor Dieng bi nga xamante ne mooy yore club de leadership et entrepreneuriat du Sénégal ñu nekk ñi nga xam ne ay ndaw lañ yoo xam ne ginnaaw seenu jàng dañu fas yéene dellu siwaat ci gox-goxaat yi pour tàggat ndaw ji ci li nga xamante ne moom mooy ay métier pour seen ëllëg mën a leer parce que ëllëgu Sénégal bi ñu jëm ci ay métier yu am solo ci loolu la ñu fixé ba nga xamante ne ñoom seen wàllu bopp ci seen kuréel bi nga xam ne yor nañ ko tey ñoom la ñu amal jotaay dañuy bàyyi Tanor Dieng d'abord mu présenté wu ak mbokki xarit ñi seetaan. Merci mbokk yi maa ngi remercier Thiès Actu ci dalal bu rafet bi mu ñu dalal ak choix bi nga xam ne moom lañ def ci li nga xam ne mooy le club de leadership bi mu tudd léegi le club de leadership et entrepreneuriat du Sénégal ñu koy woowee CLE mu nekk loo xamante ni tey neex nañu kon ñu ngi leen ci sant di leen gërëm ci déplacement bi ngeen def pour accueillir ñu seen plateau ginnaaw ñu nuyu mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan de man la Tanor Dieng jeune boo xam ni Thiessois nekk Dakar di yëngu ci wàllum électricité ñoo toog xalaat li nga xam ne mooy wàllum ndaw ñi mooy ñun jaar nañ ci cycle boo xam ne on a resté plusieurs années di chômer mais on a découvert benn monde boo xam ni on l'a découvert trop tard loolu moo ñu poussé ñu ni kon suñu ndakk yi nga xam ni génnaguñ ci lycée amaguñu choix war nañ leen mën a créer plateforme bu leen di permettre ñu nekk benn genre groupe di liggéey di liggéey ci wàllum formation maanaam dañ leen di may opportunité bu ñu formé woo pour nekk ay leader mais nekk ay entrepreneur. Très bien Tanor donc dañuy ñëw rek ci club de leadership et entrepreneuriat du Sénégal lan moo waral ngeen créer. li waral ñu créer ko ñaar la benn bi dañoo bëgg a lutter contre la pauvreté bi nga xam ne mi ngi gangréner population sénégalaise mais ñaar bi dañoo bëgg li nga xam ne moom mooy chômage des jeunes ñu supprimer ko à travers le leadership des jeunes et l'entrepreneuriat bi nga xam ne moom la jeunes yi di mener à travers des projets comme l'agriculture comme l'aviculture comme couture comme élevage mu nekk ay projets yoo xam ni moo ñuy permettre ñu mën a jële li nga xam ne mooy pauvreté ci Sénégal parce que ay liggéey la yoo xam ne du jariñ benn nit mais réew lay jariñ lii moo waral ñu tax ñu créer li ñuy woowee club de leadership. alors ñan ngeen ciblé pour ñu bokk ci club de leadership. xale yi nga xam ne ñu ngi dallu école CM nekk ci wàllum 4e ba 3e jëm ci xale yi nga xam ni ñu ngi ci lycée yi seconde ba terminale waaye ñu mayaat chance ñi nga xam ne am nañu bac def ñaari at université kon mi ngi ki nga xam ne am na 16 ans dem ba ki nga xam ne am na 21 ans la ñu permettre mu nekk membre ci club de leadership et entrepreneuriat du Sénégal. alors mu mel ni li ngeen ñëw di ko liggéey mooy fexe ba orienté ndaw ñi ci les métiers du futur maanaam ginnaaw seen njàng seen diplôme ñoo am ay métiers yoo xamante ne ci wàllu entrepreneuriat parce que li nga wax fii am na solo muy ci wàllu mbay bi mais également ci wàllu li nga xamante ne mooy yar ginaar mooy agriculture ak yi ni mel mais tey bu ñuy xool li nga xamante ne tey moom yéen moom ngeen ciblé est-ce que tey gis ngeen ci ay borom xam-xam yoo xam ne fix nañ leen ci li nga xam ne moom mooy seeni projet. waaw yàlla dafa def ñu boole ñu ak ay doomu aadama yoo xam ne ñu ngi ci Thiès nekk Sénégal muy le projet Réussir au Sénégal ñu ngi leen di sant ñoom ñoo ñu permettre li nga xam ne moom la ñuy woote muy renforcement de capacité saa yu ñu soxlaa formation en leadership parce que ndaw ñi faaw ñu nekk ay leader pour nga mën leen a jox entrepreneuriat mu jëriñ leen mais li nga xam ne moom la ñuy woowee formation en entrepreneurial ñu ci sant di ci gërëm ku ñu mel ni Koña mi nga xam ni Koña Cissé nekk conseillère ci conseil départemental moom moo ñëw nekk une dame boo xam ne à Thiès dafa jël lépp joxe ko jël fa xam-xamam joxe ko jël temps joxe ko jël xaalisam teg ci dinaan ñu li nga xam ne moom ngeen woote dinañ ko ci def waaye tamit yàlla def Dakar ñu am ay nit yoo xam ni ñoom dañoo gëm affaire bi ñu ciy jàppale y a de bonne volonté mais tamit gisaguñu mairie yi
ñi nga xam ni ñoo tax tey très ñuy bien wax. alors foofu laa bëggoon jëm parce que boo waxee réussir au Sénégal ab ONG la boo xamante ne ay allemand ñoo ko ŋànk muy GIZ alors tey ci gox gi ak goxaat yi ku ci nekk am na ay jaraaf maanaam am na ay maire yaa ngi fi am na conseil départemental donte ni Mati Kogne si c'est conseiller départemental la bu Thiès mais est-ce que kilifa yooyu jéem ngeen dox ci ñoom pour wax leen li nga xamante ne mooy seen projet ak ñoom ban taxawaay lañ ci am. waaw man en personne dem naa mairie bu ñuy woowee mairie Thiès ville déposé nañ fa requête c'est sans suite dem nañu mairie Thiès Est pour le moment aussi c'est pareil conseil départemental la ñu jot a dem ki nga xam ne moo jot a recevoir jeunes yi ñoo koy woowee Yankoba Diatara moom xaw na recevoir jeunes yi waxtaan ak ñoom recevoir le projet accueillir ko ba ñoom ñoo ñu permettre tey 6 mois yu ñu def ak jeunes yi former leen war leen a jox seen attestation le 14 décembre conseil départemental ñoom ñu abal ñu salle bi nu ñu dinañ leen jàppale mais su dëgg dee dëgg rek ñi nga xam ne ñoo nekk tey ci mairie yi waxaguñ ñu loo xam ne jëm na ci jàppale ñu te loolu tam ñu ngi leen ci gën a woo ndax lii ñuy def nii ñun ay bonne volonté lañ mais seen liggéey la parce que c'est décentralisé. alors mel na ni état bu Sénégal ci loolu bëri na ay formation yu muy joxe à travers ANPEJ ak 3FPT ci lu mel ni ci wàllu renforcement de capacité parce que dem nañ ba xool li ñuy wax le marché de l'emploi au Sénégal dañu am jafe-jafe parce que entreprise bi li nga xamante ne moom mooy ñi mu soxla ci wàllu agent wala employé bu ñu ñëwee dañu indi ay diplôme donc duñu obligé defal leen ay formation yoo xam ne ay formation professionnelle la daal leen perfectionné ci ay métiers yoo xamante ni leen permettre ñoom ci entreprise yi ñu mun leen jëriñoo. surtout loolu moom si dëgg la ñun découvrir nañu 3FPT mu nekk affaire bu baax mais nga jotee ci c'est un problème parce que ñun dañuy faral di def ay requête individuelle di ko déposer kon booy def requête individuelle doo ci am suite di nga jéem def nga def li nga xam ne mooy demande collectif mais souvent da nga ci xaw a am xel ñaar waaye ñun tamit teewul ñu ngi gën a xool ñi nga xam ne mooy étranger yi neexul ba neexul mais li ñuy jàppalee dafa ëpp doole li nga xam ne moom la état bi lu ñu defar ñoom daal ñoo ñu satisfaire ku mel ni PNUD le programme de développement des Nations Unies récemment rek man en tant que acteur de développement ils m'ont appelé dans les assises qu'ils doivent organiser le 10 décembre ma nekk dans la commission de communication rien que ils ont vu que la pertinence du projet qu'on a installé à Thiès te Thiès nekk na benn socle boo xam ne y a l'espace libre et que jeunes yi nii ngeen di gis nii fii ak 5 ans di ngeen ci gis ay nit ñoo xam ne ay chef d'entreprise la ñuy nekk te teewul dañuy prôner jàng bi parce que di nga gis ni mois de mars bu jotee dañu leen di dajale ñoom ñëpp récupérer seeni ay bulletins képp ka nga xamante ne am nga moyenne bu wàcc 14 dañu lay xaw a génne ci club bi ba nga amal ñu résultat ñu soog la ci woowaat kon donc da ngay gis ni ñun dañoo forcer jeunes yi ci jàng bu kawe bi. alors très bien tey club bi ñaata membre la am. actuellement dañu wàññi suñu cible on a que 35 jeunes yu ñu contrôler on contrôle 35 entrepreneurs ñu leen di woowee c'est des élèves étudiants entrepreneurs. Exact. C'est le système américain quoi. C'est ça ñun li ñuy def ñu ngi koy woowee ñu ngi ko sàccee ci le public management ci yàlla parce que man ñoo ma formé en tant que jeune ba ma am capacité wu écrire ce projet là. ñu jàngee fa benn système le learning by doing. bi nga xam ne mi ngi dox ci juróom benn weer ñu formé ci nit juróom benn weer kese ba doomu aadama bi am capacité d'être un entrepreneur qui fait des bénéfices bi ñu ko découvrir ci lañ ne pourquoi donc ñu bëgg a toog bàyyi suñu xale yi ñu nekk ci système bu leen di yóbbu fukki at pour soog a mën a xalaat naka la ñuy def kon xale bi dañ ko war a jàngal ci ba muy am BFEM ni ko kat li ngay jàng c'est pour soit nga nekk entrepreneur soit nga am liggéey ci xëy ci entreprise yi ñun nag on prône jeune bi bu amee diplôme am à côté mu am business am bu doxee mu dox tëjji entreprise boppam jël ay yeneeni jeunes wala su doxul mu dem école mu dem entreprise demander fa emploi mu xam ne moom bokkul ci système entrepreneurial. très bien alors Tanor tey bu ñuy wax projet yu mel nii day laaj ay koppar donte ni xel ya xalaat yi ñu ngi fii ak yi leen di jàppale alors ci wàllu koppar naka ngeen di def pour rek mën a financer donte ni am na ay ONG yu leen di jàppale ci réussir au Sénégal. pour le moment dañu jël système bu yaatu bu yomb dañu dem di ñaan GIZ ni ko dañoo bëgg ndaw ñi nekk entrepreneur da ngeen bëgg ñu ngeen may ñu formation en leadership ñu ne ñu jox leen ñu 35 jeunes ñu jox leen 35 jeunes jeune bu ne ñu jox ko 10 000 francs su formation bi jeexee diiru 5 jours dañuy jël 5000 bi ñu bàyyee ko ndaw bi beneen 5000 bi ñu dugal ko ci keesu club bi moo ñuy may ñu am koppar yu ñuy permettre
ñu mën a dox mais koppar googu mënul doy benn yoon ci lu ngand li nga xamante ne ñun ñu ngi koy def ci distance su 6 mois alors que état bi mi ngi jël ay milliards di ko def ci distance su 1 an ci coût bu ndaw te ñoom ñooñu dañuy xaaraat déwén pour defaat la même chose te ñun lii dañ koy def léegi mu war a fay léegi ñu gis ay résultats léegi ndax juróom benn weer ku ne xam na ne école demoo ko jàng école di nga def 9 mois te boo paree di nga ko defaat ba keroog ngay am lijaasa ñun ci juróom benn weer garantir nañu jeune bi mu am lu ñuy woowee projet te garantir nañ jeune bi mu am lu ñuy wax encadrement ndax à côté clé dafa créer lu ñuy woowee GIE jeune leader et entrepreneur de Thiès mu encadré juróomi projet benn projet bi juróomi nit ñoo ci nekk muy projet bi nga xam ne moom mooy couture ak conception de tenue traditionnelle benn projet bu ñuy woowee aviculture muy yarum ginaar ba nii may waxee ak yow jeunes yi dugal nañ 150% fii ci Sampaate en face mairie Thiès Est di fa yar poussin GIZ moo leen ko financé intégralement ñu ngi am benn projet boo xam ne dafay def culture mu ngi nekk nu ñu koy waxatee mbay mi agriculture di ci def piment ak pomme de terre ñoom loolu la ñu jël comme seen axe ñoo ko choisiral seen bopp am na jeunes yoo xam ne dañu ne événementiel moo nekk seen xalaat loolu la ñu bëgg a def créer nañ leen projet bu baax buñ ci bind boo xam ne dina leen permettre bu ñu ko toppee bu ñu ci amee finance ñu mën ko def am na ci aussi ay jeunes yoo xamante ni ñoom dañoo jàpp ni li nga xam ne mooy wàllum informatique moo nekk seen volet moo tax boo xoolee biir clé dañ ko xaaj ñetti xaaj boo xam ne am na ñu tuddee ko clé entrepreneuriat mu am benn responsable ak ay membres yoo xam ne ñoo ci nekk ñoom lépp li nga xam ne mooy wàllum formation ci juróom benn weer yi ñoo koy dessiner te ay xale lañ mu clétique mooy lépp li nga xam ne wàllum xarañ yu bees yi la ñoom dañ leen ci war a tàggat ba ñu xam ko mooy même 35 personnes yi kon clé leadership clé entrepreneuriat ak clé TIC mooy wax wàllum informatique clé leadership nag mooy ki nga xam ne moom dafa am responsable ak ay membres ñoom dañ leen di diggal naa leen wax leen yan formation la jeunes yi soxla pour mën a nekk ay leader lii mooy ñetti axe yi te ci lañ ko teg te vraiment bañ ko copier ci américains yi juumuñu parce que daf ñu fay par jeunes yi tey bu ñu taxawoon tey jii di wax ak yow di nga yaakaar ne ñii ils ont plus de 5 ans. Très bien donc voilà mu nekk nag benn plateau bu ñu def rek ak ñi nga xamante ne moom mooy le club leadership du Sénégal mu nekk nag taxawaay boo xam ñoom am nañ ko ci li nga xamante rek mooy seen liggéey alors lan ngay jox comme message kàddu mujj. kàddu gu mujj maa ngi ñaan état du Sénégal mu jël li nga xam ne ñun moom la ñu def xëy na ñun amuñu benn cër ci wàllum dëkk bi mais mu jël li ñu def mu xool ko. mu essayé ko xool ndax système buy dox la mu def ci ay projet pour mën ko jox Sénégal ndax ñun mënuñu génn sax koñ yi ñu nekk ci biir Thiès mënuñu ko mais état bi bu ko jëlee yaatal ko def ko projet boppam mën na ko installer partout dans Thiès te mën na ko permettre mu supprimer chômage. beneen bi mooy ñi nga xam ne ñooy kàngam yi nekk ci Thiès ñu ngi leen di ñaan lii nga xam ne moom la Mati Koña mii di def mooy jàppale ndaw ñi te moom amu ko mënu ko ndax amul benn prérogative xaalis bu ko état bi jox wala kenn mais doole boppam la ak ñi nga xam ne mooy bonne volonté yi ñu àndal ku ci mel ni le coach Pierre bi nga xam ne c'est un Togolais moom encadré ba mu mën a egsi fii ñu mel ni ñoom ñu may leen doole pour ñu mën a vraiment rehausser le niveau pour lii mu mën a nekk loo xam ni mooy volet bu mën a permettre jeunesse su Sénégal ñu bañ a dem d'ici 2030 ci chômage bu metti bi nga xam ne moom la ñu natt ci ay xalaat yu ay tubaab def ni fii ak 2030 les jeunes 45% ci ñoom mën nañu nekk chômage te pourtant dinañ am tous les diplômes nécessaires te duñu mën a liggéey. lii moo alors kon jàpp nga ni tey clé mën na fee jëlee Jakarta yi jox leen ay métiers. mën na ko bu baax a baax parce que ñun dañuy anticiper ci jeune bi nga xam ne dafa nar a bàyyi école bi di jël Jakarta te boo leen laajee ci Thiès ñi ci ëpp boo leen laajee dinañ ne la man de maa ngi woon université Cheikh Anta Diop maa ngi woon beneen université te li koy waral mooy dañu dem ba cartouché il retourne pour jàpp ci dara moo tax ñu dem ci Jakarta yi mais ñun li ñuy jox ndaw ñi dañ leen ko gëmloo bien avant sax ñuy dem université. Très bien donc loolu moo doon kàddu gu mujj gi vraiment merci beaucoup ñu leen di jaajëfal ci Actu Thiès TV merci.